après ñu def ci ngandam tur ñu ne dañ fiy def benn genre puisard bien vrai que man yëguma nee na après bu ñu intervenir mi ne ma jaar nañ si kër yëpp ci responsable famille yëpp ñu wax leen ne ni dañoo bëgg a def li ba ñu accepté mais ñun suñu kër suñu grand frère non voyant la mënul gis luñ ko waroon luñ fi waroon a def wala si bu ñu constaté réalité bi vraiment luñ fi bëgg a def ñoom ñun on a dit que lii mënul nekk un puisard la puisard boo xam ne day jël presque xaw ma ñaata mètre vous voyez entre les deux maisons là puisard bi allée bu muy bàyyi bu nekk 1 mètre la 1 mètre la maire ñun suñu yoon ñun affaire bi problème du problème politique ñun problème environnement la bu fekkee ne moom environnementaliste la nee na bu xoolee li gars yi bëgg a def fii dina xam ne kenn du ko accepter ailleurs jamais de puisard boo xam ne entre suñu fenêtre 1 mètre la côté bee 1 mètre la puisard genre fosse la rek bu ñu sotti ay ndox après lan la ñun c'est nous qui allons payer les pots cassés weñ yi un peu partout dans le quartier dañuy ñëw di sotti ay ndox fii ndox mu salte lañ fi sotti de ndox mu salte même seen ndoxu fosse yi sax dañ koy ñëw di ko sotti fii weñ yi après suñu néeg yi lay dem yooyu suñu néeg yi lay dem odeur bi suñu néeg yi lay dem képp xam puisard yoo xam ne am na ñaar yoo xam ne duñ ko fàtte ñaar yoo xam ne ñu ngi yoonu yëmbal bi beneen benn yaa ngi yoonu Kër Massar boo xam ne boo duggee oto sax pour dépasser leen da ngay fatt sa nopp pendant des mètres donc ubbi say nopp pour mun a nooywaat léegi ñu def fi ñun ñu koy dund ak moom loolu mënoo ne ñun ñoo ko gën a bëgg suñu environnement bi bëgg nañ ko bu baax bien vrai que ça amuñu fu ñuy ay canaux yoo xam ne ñoom ñooy yóbbu ndox yi ñuy dem mu ne un puisard boo xam ne benn camp boo xam ne ndox mi ci lay nekk ñu koy dëkk moom ay année suñu yooyu odeur yeeg feebar yeeg yëpp suñu doom yi fii bu ma ñëwee gis loolu laa ne parce que yàgg nañu rencontré fii laa woo ku mu ñu doon rencontré moo ne ko woo ko ñu waxtaan léegi nag comme que ñoom jotuñu ko woo mu waxtaan bu ngoonee la xale yi dégénéré indi problème na ko lii bu ñu nekk fii en plus de cela xoolal fii parking la fi mu bugg a def puisard bi nii parking la oto yi waa Sino Group ñeneen ñi ñoom moo Cissé seen oto yëpp fii la ñuy gaare bu ñu wàccee ngoon fii la ñuy gaare mu bëgg a utiliser def ko loolu dégg naa muy ne xaw ma ñetti personnes xaw ma ñaar personnes ñoo ne d'accord ñu si projet loolu waxul dëgg ñun ñii ñëpp d'accord ñu si ñun suñu dëkkuwaay moo ñu gën a lu ne la ñuy doyee puisard boo xam ne ay yoo la ñuy indil ay weñ la ñuy indil ay odeur boo xam ne dañ ko nar a dund ak moom duñ ko nangu loolu moom duñ ko accepté puisard ñi nga xam ne nee nañ d'accord nañu ne leen mais di projet rek la ñu indil ñu nee nañu bëgguñu na ko yóbbu fu ñu ko bëggee na ko yóbbul ñu ko bëgg ñun bëgguñu ko fii bu fekkee ñooñu ñun nee na am na ñoo xam ne bëgg nañ ne leen ko yóbbul coow du am ñi ko bëgg ne leen ko yóbbu ñun bëgguñu ko fii parce que ñun duñu dund ak ay yoo duñu dund ak ay moustique duñu dund ak ay mouche duñu dund ak ay nget boo xam ne dañuy sonnal durant toute l'année loolu mënu ne loolu moom amul benn histoire bu fii on n'a rien avec le maire on n'a aucun problème avec le maire mais l'essentiel projet dina ne projet am na ñu ko bëgg na ko jox ñu ko bëgg ñun bëgguñu ko c'est tout simple que ça bëgguñu ko na ko jox na ko. merci pour gas fii benn canal kii soi-disant canalisation léegi ba ma ñëwee ma fekk ma fi woon sa pax bi dama ñëwoon gis pax bi mën a laajte mën a lii xanaa foos la ñu ne ma déedéet maire bi fi gas pour canalisation léegi ma ne ko pax bi dama koy suul ndax léegi si laa dugg wax waa koñ bi mën nañ génn ma ne ko pax bi dañ koy suul ndax maire bi njëkk na fee ñëw defal ñu benn soi-disant puisard bu ñu tuuree ndox même pas 15 jours la puisard bi am puisard ba fat koñ bi yëpp ubale di xeeñ ñu woo leen ñëwuñu ba mujjee bi dañoo mujjee que puisard bi nekk si buntu këram daal di koy kànnaar bañ kenn di fa tuul pour ndox mi wàcc nit ñi mën a nooyi fekk da doon dégager odeur bu nauséante boo xamante ne ñoom léegi puisard baa ngi nii même pas mi ngi neex boo doxoo di ko séen defaruñu puisard boobu ñu ñëwaat man dañuy gas puisard fii man mën na leen puisard bi ñu koy gas xanaa day am canalisation ndox mi day dem géej wala mu dem si benn kii ñu ne ma déedéet ay xeer lañ ci def soit xeer yooyu ñuy dugal si foos yi lañ ciy def comme ça xeer bu mu màndee
koñ yëpp bu ñu génnee tour puisa bi même pas du am sa une semaine puisa bi day fees ndax xeer yi day màndi ndax koñ bi li ñuy tuur ndox dafa bëri puisa bi day màndi bu ko defee odeur bi day dégage te doo leen woo mukk ba ñu ñëw ne dañ koy vider xalaatuñ ko bu ko defee gis nga moom moo tax ma ne pax bi nañ ko suul ndax fii mënuñoo nekk ak puisa bee di xeeñ ñëwaat ñu gasal ñu fi puisa même pas 1 mètre suñu buntu kër mi ngi nii amul benn distance odeur bi di dégagé wu xet bi salte beeg weñ yeeg Caaroy non seulement bëri na weñ Caaroy setut plat jaxaay baa ngi fii day dégager odeur boo xam ne bu tawee fii yëpp la ñuy fekk si marché bees lay jóge fii yëpp lay ëbbale indi fi weñi indi fi yooyu waxuma laa muy yokk koñ mu ne mu def si pizza pizza bu ne 15 jours lay am maire bi wax dëgg yàlla yéen bu dee assainissement donc am na lu mu mën a liggéey pour Djiddah Thiaroye Kao mais Djiddah Thiaroye Kao mën na ni chaque buntu kër mu def ci pizza boo xam ne danaan 1 million la ko defaree 1 million te chaque 15 jours pizza yi fees odeur bi di dégager yow pizza 1 million noo koy mën a defaree même pas 1 mois pizza bi fees te yow mënoo koo vider loolu ma jaax te 1 million yooyu muy naan da koy defaree ay pizza bopp koñ gën a xaj na si ñun ngir yàlla nañ defaree assainissement wala mu defar ñu tali wala ñu xool daal ay jardin public Thiaroye amul jardin public am fu xale di fooyee amul terrain football xale yaa ngi nii ñu ngi nii toog ci koñ yi la ñuy football maire yi di jàpp seen bal di ko xotti chaque jour du terrain footballukaay du terrain basket du terrain handball du dara du daal ay pizza wu 1 million duñu bëgg a rey ak xet ñu ne dañoo sonn léegi suñu Thiaroye gii duñ ko bàyyi mais Cheikh Dieng mu koy def lu ko neex di def ay soi-disant projet yu bidon yoo xamante doo xam xaaj fu mu koy jaar di ko lekk naan ñu dañuy defar ay projet pizza ñu yeneen projet yi gën a rentable nekk fii du ko def duñu naxee ay bul xam daal je ne sais pas lan du garab Thiaroye ngi nii du garab du dara espace libre yi sax yu tali bi aw sax mënoon nañu si développé 1 million yooyu mu defaree pizza mu développé ñu si jëndal ñu si benn espace libre defal nañu si multifonctionnel ñu mën a am lu nekk Thiaroye mais de du ko def de ay pizza 1 million gannaaw suba mu paat xet bi duñu bëgg a rey loolu lañu bëgg daf ñoo bëgg a rey te deewagul duñ ko nangu dañuy def nag benn bloc liggéey suñu Thiaroye gi ndax ñun ñoo ko moom etatee ñun ñoo doon nangu ci benn maire bu jigee sa àllaaxira dëkk ba àllaaxira ñoo fi naan day nekk maire Thiaroye te di fi liggéey dara du ko fi def ñun nag ñun jeune etatee yi ak jeune Djiddah Thiaroye maa ngi ñaan ñun ñëpp ñu def benn bloc tànn koo xamante ni fii la juddoo yeewoo fi màggee fi def ñu fal ko mu defaral ñu suñu Thiaroye gii ndax ñu moom lañu am bañ juddoo ba tey Thiaroye dara avancé wul dudu odeur ak ay weñ kese moo fi nekk ak ay plan jaxaay yoo xam ne yu ñu gas bàyyi noonu ñax bi kenn du ko dagg marché bu bees moo gën a salte si marché yëpp marché Thiaroye bu tawee kenn du fa dugg ñun ñu ngi dee su mënoon na abal keneen mën waaye l'essentiel daal ñun daal ñun jeunes yi ñun ñoo jël suñu projet de xam ban pizza la maa ngi ñaan yàlla képp ku ñuy gas pizza seen koñ na nga bañ ànd ak sa waa koñ ba ndax baaxul si santé pizza yi baaxul sant yàlla dañ naan 1 million wala 2 millions lañ ko defaree semaine lay def pizza ba fees bëtati jën yi di la bëgg a rey xet bu bon bi dara benn projet def ko benn projet 1 million man maa leen ko wax nag fu leen neex na nañ ma woo bu dee projet 1 million ñu génne na projet 1 million 15 jours dina fat waaye nag boo amee jaboot te seen palanteer yi nekk fi ñoom loolu rek la ñu kaasuñu leneen ndax bëgg nañ ko waaye bu xasee ba ñu ci commencé di jiitu kenn dootul noyyi fi te place bi ñu ko def dafa am ay haute tension ay fil courant moo nekk ci suuf des nañ ba yegg foofu te gis nañ ko ñu déplacé waat demoon beneen boor bi ñu ngi nekk 2 mètres ci seen njaaguñ moo tax ñoom bu ñu waxee mu ñëw mu ne maire Kiné Thiam ma ne maire Kiné Thiam xamante nañ bañu ma ko ndax bu ngeen ñëwee dama ne man sax loolu la moo ma gën a ndax fii lii ñuy tuur damay soow guddi di soow bëccëg fii lañ doon jullee juma fii la ñuy jullee tabaski fii la ñuy jullee korité waaye mënatuñ ci dara waaye nag xale yi seen palanteer yi la ñuy jooy ak haute tension bi ci foofu lañu gas te loolu tamit waxoon nañ ko ñoom bi ñuy defar fii nii dañu ko waxoon ñun ñëpp te ñoom gas nañ ba yegg foofu gis nañ ko ñu demaat beneen boor ay tuyau robinet niñ foofu man leen yooyu suñu tuyau ñoo ko bokk ñeenti nit bu leen ko defee boor boobu ñu déplacé waat beneen boor nag yegg na sax ci buñ ko njaabul 2 mètres loolu rek moo tax waaye ñun bañuñu ko waaye dafa ñuy indil coono ndax bi ñu defoon ferme nga ne ferme ko amul ñu ni benn njëriñ
mu ngi ko fermé kenn tuuru ci ah léegi bu ñu ñëwee ba fii di ko fi defati fii la ñuy xale yi def seen bâche bu ñuy amee réception fii seen takk fii lañ koy defee seen i can fopp fii ci bayaan lañ koy defee. waaw ñun am na suñuy jotoon jaar waxtaan ak ñoom si fii nii waa ETT mais ñoom lu ñuy jot a wax mooy que foofu noonu fu ñu ko bëgg a defee espace bi nga xam ne dafa espace libre la war a doon ay oto dañ fay gaare te ETT foofu dafa manqué un peu d' espace amuñu ay place pour lu genre yu doon est ce que donc nekkul comme ni nga ko waxee sànq manque de communication bi ou bien est ce que nekkul beneen projet bu nga xam ne du loolu lañ fi war a def lu mel noonu yow lan nga ci xalaat ci loolu. waaw am naa yaakaar ni aussi wax dëgg yàlla population bi aujourd'hui am na leen manqué maanaam koñ bi am na leen manqué ndaxte espace manqué na leen boo xoolee espace boobu bëri na lu muy njariñ maanaam njariñ bi mu amal gox bi dafa bëri. dans le passé récent yàggul trop fa la ñu jullee Tabaski Korité dans le passé récent xale yi fa la ñu fubalee ku ci am ay comment dirais-je mariage yu am booy foofu lañ koy defee donc tey tout d'un coup ñu xëy rek sans concertation ñu ñëw rek tourné gis ñi ñu ngi leen fay tegal benn affaire bi nga xamante ni ñoom ci tàng-tàng li ñu gis rek mooy lu négatif la ndaxte gisoon nañu démb lu mel noonu lu mu juróon ci gox bi ndaxte yàggul am na benn projet bu mel noonu Puisard bi nga xamante ni defoon nañ ko à 20 mètres yaakaar naa ni seen équipe ñàkkul ni jot ngeen def visite bi Puisard boobu utiliser nañ ko matul ñi ne 6 mois ñi ne 3 mois de façon yàggul bon mu bouché def nañu tout woo nañu ñi nga xam ne ñoo fa nekkal maire pour ñu ñëw déboucher ko mais en vain ñoom ñoo obligé xool seen i pexe bopp pour déboucher ko léegi nag ñoom buñ tourné gis lu mel nii te ñoom tey ji nii buñ leen doon laaj tey lan moo leen gënal dama xam ne Puisard bokk ci mais du nekk en priorité am na yeneen besoin te surtout que dañuy wax ni am na ay infrastructure yi nga xamante ni maire def na ko ailleurs te ñoom ñu yelloo woon ko tudd nañ fa affaire lampadaire yi nga xamante ni projet de l'état la mu jaare ci maire mais nee nañ gisuñu tudd nañ yu bëri yi nga xamante ni maire def na ko te ñoom gisuñu ko kon tey jii nii bu maire xëyee rek ñëw indil leen lii sans explication mais yaakaar naa ni c'est normal que la population se pose c'est très normal il faut se mettre à la place des voisins ñoom tey li ñuy gis mooy lii nii lu mu leen di yàqal moo ëpp na ni njariñ ndaxte comme que amul benn canalisation bi nga xamante ne di yóbbu ndox mi yóbbu ko géej mbaa feneen daanaka foofu lay des day dem ba finalement mën na dem sax ba laal seen fondation kër yi loolu c'est dangereux te surtout encore li ñuy wax mooy nee nañ maire bi day teg lii rek mais ëllëg du am suivi kon nag ñoom ñoo ci des maanaam ñu ne maire comme que environnementaliste la loolu la nekk il est diplômé en ça donc jàpp nañ ni lu mel nii buy maire di def lu nii war na ñëw toog ak ñoom wax leen les avantages yi projet bi am comme ça ñoom it tiitaan gi nga xam ne am nañ ko ci buñ ko posé yaakaar naa ni maire dina am les arguments qu'il faut pour convaincre leen fekk bu boobaa aussi les notables yëpp associé nañ leen ci affaire bi nii maanaam waxtaan bu large la gisuma lu war a tax ñuy précipité wu ndaxte ay yu mel nii maire bi jot na ko fi def ñun ñëpp nous sommes au courant que am na ay quartiers yu bëri dañ ko bañoon te affaire bon mujjul am donc tey ñoo yu mel nii maire dafa war a waxtaan ak ñoom privilégier la concertation ndaxte mënuñu imposer kenn ñuy def ci buntu këram li nga xamante ni mën naa wax ni devanturam immédiat bu génnee ci buntu kër mu dal ci fosse bi loolu mën na ko imposer maire même bu fekkee am na benn autorité bi mu am li nga xamante ni prérogative am la à la kulli aal il faut que muy waxtaan ak la masse muy waxtaan ak population bi surtout nag les concernés directs de ces projets là man loolu daal laa amoon di vraiment di lancer appel à monsieur le maire ak ñi nga xamante ni ñooy ànd ak moom surtout ñi nga xamante ni ñoo dëkk ci gox bi que ni nañ jàpp ni jamono bi ñu toll nii yaakaar naa ni lu concertation réglé wul du forcing moo koy réglé lu concertation réglé wul et des exemples foisonnants li xew ci dëkk bi nii muy ci biir Dakar muy ci àll bi affaire tool yi mais mi ngi suñu xel ñun ñëpp ñu ngi koy seetaan télé donc waxuma que ni lii mën na ci loolu mais réero bii nii bu fekkee ni maire continuer na di bëgg def lu forcing mën na jur leneen population bi mais c'est des êtres humains qui aspirent à un environnement meilleur bëgg nooy bëgg dundul li nga xamante ni ce qu'il y a de meilleur donc bu fekkente ni mënoo leen defal loolu as tuut bi nga xam ne moom lañ dese boo ci jël di ci def leneen di socc ak ñoom man vraiment je suis avec la population di wax ni lii c'est un combat noble combat bi nekk combat bu metti mais dañoo toog ak ñoom wax réellement li mu bëgg population bi tamit wax la moo ci seen tiitaange yaakaar naa ni bu fekkente ni le maire est bien motivé il est bien intentionné
yaakaar naa ni war na indi les arguments nécessaires pour convaincre la population man daal loolu laa wax te aussi fii ñun ñëpp fi lañ dëkk fi la ñuy juddoo yaroo fi màggee fi as tuut bi ñu desee ci espace bu ñu koy privé dafa war a fekk ci ay conditions yu leer waaw mais fu mu nekk nii du chef de quartier du benn notable bi nga xamante ne associé nañ ko ci lii bon bu ñu tëb def ko c'est normal tout le monde restera sur la défensive loolu daal moo fi am moo fi xew yaakaar naa nekkul problème bu compliqué mais pour mu bañ a compliqué nag maire mooy tax mu bañ a compliqué na ñëw toog waxtaan ak nit ñi wax lu mu bëgg lan la yéene gox bi wax ñoom it lan moo ci seen appréhension yaakaar naa ne au sortir de cette d'une telle concertation di gën pour la masse di gën pour la population dina am loolu daal laa amoon di wax ci lii nii dina remercier ndaxte yéen it au quotidien yéen a ngi saytu li nga xamante ne mooy mébétu askan wi lu mel noonu lañ soxla yéen it vous êtes des acteurs mën naa wax ni de développement ndaxte sans yéen mën naa wax ni lu mel nii muy métitu askan wi muy jafe-jafe askan wi du mën a génn ci kaw ba saafara mën cee génn maa leen féliciter dina remercier dina wax